هو النبي ورسول والخليل وهو العبيب ويكسر الخليل تسليم باق لا يزال صمدا على النبي ورسول أحمد أبغى سلامي الكريم سمدي على النبي وسيلتي محمدي على النبي وسيلتي محمدي أبقى سلامي الكريم الزمدي يا الله يا قادر يا مقتدر يا من إلي جوده يبتدر ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولي جعلت فتر فوق صومي جئت بس القصيد ساكرا لك بي وقبل لي خدفا لك زنت قصيدتي سكورا ولم تسل يا مالكي سكورا أكرمتني إكرام من ما فعل وكل ما أردته منك انفعل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين هو النبي ورسول والخليل وهو العبيب ويكسر الخليل تسليم باق لا يزال صمدا على النبي ورسول أحمد أبغى سلامي الكريم سمدي على النبي وسيلتي محمدي على النبي وسيلتي محمدي أبقى سلامي الكريم الزمدي يا الله يا خالق maa ngi leen nuyu di la ziar bu baax di nuyu waa Dak Médina ak ñëpp ñi leen di seetaan ak ñëpp ñi ñuy seetaan ci jamono yi ñuy wax ak yéen fii ci jumaay Touba di leeral bu baax liggéey bi nga xam ne ci suba ba léegi ñu ngi ko ànd ñu nag Dak Médina di leen ci sant bu baax nag ndax boobu ba léegi ñu ñuy gunge ci liggéey bi nga xam ne moom la ñu daayira Muxaddamatul Xidma dénk muy setal jumaa ji ni ngeen ko gisee nii benn pàcc ci liggéey bi mooy collaboration ak partenariat bi nga xam ne am nañ ko ak UCG unité de coordination et de gestion des déchets solides ngeen gis ne ci suba ba léegi mbalit yi nga xam ne ñu ngi dajaloo ci jumaa ji ci pollu mbalit yi ngeen gis ci ginnaaw waxtu wi la camion bi di ñëw suñu éléments yi ñëw jël bac yi jàppale chauffeur bi ñu yéegal lépp sotti ko ci biir camion bi camion bu yóbbu mbalit yi ñun ñu jëlaat pollu mbalit yi delloo leen place yi ñu nekkoon ngir mbokki taalibe yi ak ñi nga xam ne ñu ngi ci biir jumaa ji lépp lu ñu yor ci mbalit mën koo dugal ci poll yi boo ëllëgee incha allahu rabbi ñu defaat noonu ba bis bi nga xam ne ci la sëriñ bi di ñu yeewee ñu ñaanalante incha allah kon ñu ngi sant bu baax Dak Médina ci taxawaay bu rafet bi nga xam ne am nañ ko ci liggéey bi jërë ngeen jëf. kii mooy UCG ak Xidmatul Xadim moom macha allah parce que ren ji moom dañu ñëw indi fi loo xam ne lu bees la mosu fee am parce que dañoo am un directeur général boo xam ne wax dëggub yàlla macha allah ñu koy wax Mass Thiam. depuis indépendance li am fii au niveau des UCG mosul am dans le travail du nettoiement ñun ñi yor oto yi on est fier de lui. tous les travailleurs du nettoiement de UCG on est fier de Mass Thiam yàlla na ko fi yàlla gën a bàyyi parce que lii mu def nii ci biir jumaa bi rek kuy liggéeyal sëñ Touba rek wax dëggub yàlla kontaan nga ci quoi. ak ku am ngëm-ngëm ci sëñ Touba rek war nga kontaan ci lii. jumaa ji ku nekk xam na ni mu doon mel bu màggal jotoon.
une cinquantaine de bacs lañ fi indi chaque jour oto bi di avant màggal ba tey oto bi fii la nekk ñun ay missionnaire lañu ay chauffeur lañu Dakar lañ ñu indee fii pour ñu liggéeyal sëñ Touba loolu rek dafa doy vraiment on est content chaque jour on est là jusqu'à 45 jours pour Touba mën a set parce que ville sainte la boo xam ne vraiment set mooy lépp moo jiitu ci nit ki te mooy mujj ci nit ki booy gane si àdduna dañ lay sang ba nga set booy dellu it dañ lay sang ba nga set te kenn mënul set te laaboo set moom mooy lépp daal vraiment on est content maacham daal laf cat rek mu ngi maas gars yi waaw mu ngi maas gars yi bu baax a baax a baax a baax te ñun les travailleurs du nettoiement kontaan nañ ci moom parce que même pas 1 an mu def fi loo xam ne kenn mësu koo def depuis indépendance kooku moom di ci féliciter suñu benn patron bu ñuy wax Salif Diallo mooy responsable des VT moom itam vraiment yàlla na ko yàlla defal jàmm daal rien à dire mon frère vraiment on est content te sëñ Touba gis na te xam naa fayu sëñ Touba rek doy na lu nekk ci àdduna jëwriñ yii nag aussi nekk ci nettoiement Touba bi moom wax dëggub yàlla moom sëñ Touba gis na leen te dina leen fay bu soobee yàlla waaw ndax ñoo yor li xoolal jumaa ji rek ni muy sete te ñoom ñii ñoo laxasaayu di liggéeyal sëñ Touba guddi ak bëccëg waaw lii moom defe naa dara fayu ko yàlla gis na kontaan na sëñ Touba kontaan na ñu nit kontaan nañ. salaamaaleykum kii suñu chauffeur la si formateur biir lañ jógee ñun ku ñu xam-xam biir mais man dama jël conseil ndax maaga rek laay jël conseil ndax man Serigne Touba laa gëm Serigne Touba laa wóolu bu ma gisee mbali damay kontaan damay am fierté ci laa yore samay soxna ci laa takke soxna ci laa amee doom bu ma ko gisee xidma laay liggéey ndax ñii xam nañ xidma ñëpp mais bu ma gisee mbalit Touba fii daaw bañ indee 10 oto photo yaa ngi nii dama bàyyi si guddi gi sumi sama boobu xidma bi ne gars yi xaar dama jàpp ak sama collègue yi ndax loo xam ne nii ñii samay classe lañ samay morom lañ ndax chauffeur yooyu maa leen ànd ak ñoom Dakar maa ngi nekk Grand Yoff foofu laa nekk collecteur mais damay sant Mass Thiam bu ko gisee ne ko ñu ngi koy sant di ko gërëm lii di permanent lii di journalier ñëpp dañoo kontaan ci moom ba si chauffeur yi chauffeur ba ñëwee oto yi bañ ñëwee da dee duma fàtte démb waa Viola ñu bëri ñoo ko yor ñu bëri ñoom ñoo ko yor kon nag dañ koy sant di ko wax foofu mu teg loxoom di man dama ko gën a bëgg ndax taalibi Serigne Touba la taalibi Serigne Touba la de ndax lii yombul quoi liggéeyal Serigne Touba yombut Serigne Touba mooy xool ay ñoñam téye leen ne leen kaay leen liggéeyal ma yéen yii maa leen wóolu liggéeyal ma di ku liggéeyal Serigne Touba xamal ne sa àjjana law na dam ba nga yóbbaale ñeneen àjjana yàlla ñu yàlla defal jàmm ak sutura jërëjëf maa ngi sant gars yi nag gars yi moom wax dëgg maa leen sant gars yi maa leen di sant ndax ay jàmbaari Serigne Touba si mbalit mi la waaw lu may wax Baye Fallu mbalit bi mais ay jàmbaari Serigne Touba la ñu wax jërëjëf. ok Mamadou Moustapha Dione coordonnateur pôle Diourbel Louga UCG donc toujours ci cadre opération mécanisation après Magal donc démb la ñu commencé opération yi mécanisation après Magal bi donc à 17h lañ commencé génne de gros moyens matériel lourd composé de pelle mécanique camion ak ay polybène pour rapidement jël surproduction déchet bi nekk ci biir rocade bi ak périphérie grande mosquée tey démb ñu ngi woon si corniche ouest la ñu commencé woon tey ñu ngi marché Ocass pratiquement andi woon nañ fi benn pelle 988 ak 3 benn de 20 mètres cubes ak benn polybène également dafa amoon tout ay débordement ci kees yi ñu nettoyé ko reposé waat kees yi ñu ngi ci marché Ocass ci allée bi jëm marché Ndiobentaay après dañuy progressé waat marché Frott am na beneen dépôt également bu nekk côté Serigne Bara noonu la ñuy progressivement ba ceinturer marché bi ci guddi gi incha allah. waaw souvent difficulté yi ñu rencontré loolu la parce que bac yi ñu positionné woon fii bi ñu ñëwee bac yi feesul mais mbalit bi nekkoon ci suuf pratiquement 5 camions chargé nañ fi. boo seetee ñaari bac lañ positionné woon dañu bàyyi bac yi ñëw teg mbalit bi ci suuf loolu ay comportement égal yoo xam ne dañuy ñaan population bi ñu changé ko pour yombal leen ñu liggéey bi intervention yi gaaw am rapidité ak efficacité. Donc le coordonnateur, non, nous le remercions parce que pratiquement cette année, il nous a donné les moyens de travailler. Parce que souvent, la hiérarchie, nous sentent liguer, nous avons moyens. Mais cette année, il nous a donné les moyens pour des résultats, Inch'Allah Rabbi. Mais nous remercions encore une fois.
il n'a pas qui sur les moyens. Il nous a donné des moyens vraiment. Nous remercions le coordonnateur national de l'UCG, M. Mastiam. Il nous a donné les moyens qui nous permettent vraiment de faire un bon travail dans le cadre de la reprise des déchets occasionnés par le Grand Magal de Touba 2020. Nous le remercions encore une fois et nous remercions également tout le service technique de l'UCG par rapport aux moyens qu'ils ont déployés pour nous permettre d'assurer donc la reprise de la surproduction des déchets pendant le Magal 2020. Donc barab bi ñu taxaw mi nekk Palen fii la ñuy wax point de regroupement normalisé yi bokk na ci barab yi nga xam ne donc ci initiative UCG innovation yu 2020 yi ci Magal Touba 2020 5 points de regroupement normalisé lañ ci am fii si Touba donc benn bi mi ngi Palen beneen bi mi ngi Xayra jàkkaarloog banque CBAO bi beneen bi mi ngi en face arrondissement ci côté dépôt Madar bi beneen point de regroupement bi également mi ngi nekk avant station Elton bi boo jëmee Mbacké 5e point de regroupement bi mi ngi nekk après station Elton bi boo jëmee Touba boo jëmee Mbacké donc point de regroupement normalisé yi 10 la waroon mais contexte bi ak xataayu màggal gi moo tax ñu def le tout ba libérer 5 points yoo xam ne ni pare na opérationnel boo xoolee ci biir gardien bi am na fii am na ay bac également teg nañ di dispositif boo xam ne ni mooy assurer reprise au point de regroupement normalisé donc en attendant màggal bi jàll ñu defaat yeneen 5 points de regroupement normalisé yi pour compléter les 10 points regroupement normalisé yi ñu préparé woon fii ci Touba. donc initiative yi yëpp ak innovation yi day dugg ci cadre Sénégal zéro déchet bi nga xam ne mooy politique u état du Sénégal muy politique u ministère de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique mooy politique u UCG bi nga xam ne mooy bras technique gu ministère bi ci wàllu gestion des ordures. donc du ñu jeexal te remercier wu ñu vraiment Dak Médina topp nañu dispositif bi UCG mettre en place ci jumaa ji topp nañ dispositif bi UCG nekk di def ci opération mécanisation marché Ocass topp nañ également dispositif pérenne bi UCG def donc ak dispositif reprise bi ñu ngi remercier encore une fois Dak Médina ci liggéey bu am solo bi mu def ak ci intéressé bi mu intéressé wu ci wàllu gestion des déchets ñu ngi ko ci remercier bi wax encore une fois merci Dak Médina. huwa nabi wa rasul wal khalil وهو العبيب ويكسر الخليل تسليم باق لا يزال صمدا على النبي ورسول أحمد أبغى سلامي الكريم سمدي على النبي وسيلتي محمدي